asalaamaaleykum mbokki am internet Thiès Info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk sa tur ak sa sant fa nga nekk ñu ngi la fay fekk daal di jël loxo bi jox la ko waaye itam jël xol bi jox la ko daal di lay bëggee bu baax a baax char la mbokki am internet ñu ngi nii ci li nga xam ne mooy bile émission di wóoy ci turu Thiès Buzz tey jii nag ñu am koo xamante ni nee naa la ndaanaan ku li fàddu ndaanaan la kenn dootu ko présenté mu nekk ki nga xam ne mën naa koy woowee sax borom la voix d'or neex baat lool di wóoy ci turu Chacha ñu koy bëggee bu baax a baax di ko jox wàcc waayam feggoo ci ak sama xarit sama doomu ndey sama jigéen bu ñaawul bi leen di wuyoo ci turu Khadija ma koy nuyu bu baax a baax du ma def leen rek lu dul bàyyi Khadija mu daal di nuyoo ak askanu sunu gaal bu ko defee ñu waaxu jëm ci ki nga xam ne mooy Chacha. voilà donc Fall Damel maa ngi leen nuyu bu baax ami internet Thiès Info salaamaaleykum ñu delluwaat di leen nuyu ñu amaat mbégte rek di ñëwaat ak yéen ci seen i programme fii ci Thiès Info Thiès TV tey nag ñuy am mbégte aussi di dalal artiste bu mag macha allah donc ñu koy woowee Chacha mais de son vrai nom Aïssatou nag dëkk fële nga xamante ni mooy Mbour tey moom la ñu fas yéene dalal ñu fas yéene pelloog moom waxtaanee ak moom tey moom macha allah defe naa ni affaire yi daal dina ala daw me doom nga ko waxee rek tey dina ala daw mais du yomb benn yoon ci moom bala ñoo def dara rek dañuy daal di bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Chacha mu daal di nuyoo mbokki askanu sunu gaal ci baatam bu neex Chacha. chéri man bëgg naa la lool man sopp naa la lool bul ma sa xëy sori ma waaw ne man mi yow laa lool ndeysaan SMS doyatuma lool say appel doyatuma lool jëmm ji laa la laaje xamal ni yow laa lool ndeysaan. waaye loolu Samba kon mbokk yi askanu sunu gaal ñoo ko déggandoo baat bu neex vraiment di jàmbaar aussi ñu lay bëgg bu baax a baax di la jaajëfal waaye itam di la kontaane tey jii boo ñu doon wax kan mooy Chacha lan nga ñuy wax. waaw déjà damay nuyu chers internautes de Thiès Info. nan leen seen xarit seen soppe Chacha moo ne ci dara tey ñaan mu yàgg lool donc Chacha nekk jeune artiste dëkk Mbour di évoluer fi nga xamante ni moo di Thiès vraiment donc bëgg musique depuis sama tendre enfance donc commencé di ci gëstu di ci dox di ci wax il y a 2 ans donc voilà en gros c'est ça Chacha. merci beaucoup ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la kontaane comme ni nga ko waxee bëgg ko lool ñu bëggoon xam rek lan moo la dugal ci li nga xam ne mooy musique bi ngay def. Ouais, déjà c'est une très longue histoire mais je vais essayer d'être un peu bref. Donc sama yaay moo ma inspiré ma mère elle était chanteuse quand elle était jeune donc à l'âge de 13 ans mu nekkoon Sorano ak sunu maman yi nga xamante ni ñoo nekk Sorano di way moom nag malheureusement ay waajuram ñoo ko tere musique moom mu arrêté mais xam naa ni continuité la donc parce que bi ma nekkee xale nekk kër maam woy naa ko sax ci sama son bi temps booy xam naa leen ci ñamal balaa way dem lépp luñ daan def ensemble lañ daan nekk di way su daan togg añ vraiment boobu ñu ngi ci maison familiale bi donc loolu nag moom ma forgé ba def ma artiste tey jii voilà. kon tey jii mën nañu wax ni loolu moom moo la dugal ci li nga xam ne mooy woy ngay woy Khadija lan nga koy laaj. waaw dafa mel ni kon su ma la déggee bu baax sàccoo ko danga koo doon. donc tey jii bi nga commencé woy ak léegi est-ce que mën nañu xam ci ñaata at la toll. Ça va faire juste 2 ans, mais bien avant, école bu Moussane Diar, donc vu que je viens d'obtenir ma licence, école bu Moussane Diar, vraiment moo ko doon nekk di way lépp luy organisation culturelle maa ko doon jël di ko gérer. Donc yàgg naa nekk ci chemin bi mais il y a 2 ans laa commencé nekk ci professionnel. 2 ans nga gën a gis sa bopp ci milieu. Exactement. Alors naka nga gisee milieu showbiz bi milieu way bi. Déjà c'est pas un truc facile j'avoue yombul mais comme yàlla def na ni musique dafa nekk suñu xol donc lépp luñ ci mën ci jànkonteel ak lépp lu mën ci demee nañ ko gérer parce que amour bi la ñu jiital. alors dégg naa tout sa wax nga ne c'est pas facile. pourquoi c'est pas facile est-ce que mën nga ñu ko faram-fàcceel tuuti. waaw su ma nee c'est pas facile déjà yombul nga nekk jeune talent bëgg a percer loolu rek chemin la boo xamante ni voilà c'est incroyable parce que musique dafa saturé comme ni ko ñëpp xamee. li nekk ci waykat ci àdduna bi kenn xamu ko voilà donc surtout Sénégal aussi donc nga bëgg a percer exactement loolu yëpp lu ngi ci surtout nga nekk jigéen waaw alors Khadija ba tey rek yoon bi xat na trop te mu am ñoo xamante ne ñu ngi ci kaw nga jël li nga xam ne mooy sa yoon ngir dem fekk leen tey jii nan nga jàpp ni boo ñu jaaree rek di nga dem ci ñoom liggéey parce que je me dis que amul secret liggéey ku liggéeyul doo fayeeku
tey jii sa compte banque boo fa deful dara boo demee retiré doo ko fa fekk donc liggéey laa jiital waaw après nag sama ñaanu waajur parce que vraiment ñaanu waajur moom mooy gàllaaju doom donc je peux dire que Sacha amul lu muy ragal parce que bu dee liggéey maa ngi koy def macha allah yàlla boole mag ñoo xamante ni ñu am expérience ci milieu bi ñoo xam ne ñu ma gëm vraiment grand zal de passage aw ma fayam vraiment donc affaire bi loolu la en grosso modo waaw liggéey waaw. ak sa voix bu neex car macha allah tey jii bu ñu bëggoon xam ki nga xam ne moom ngay roy parce que am na ci woykat yu bëree bëri bu ñu ñëwee rek dañuy imiter di roy yenn ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ci mbir mi kan ngay roy. bu dee Sénégal fii Youssou Ndour ah voilà Youssou Ndour parce que il a fait du chemin comme ni ko ñëpp xamee voilà à travers sa musique donc il m'inspire beaucoup. Youssou Ndour nekk góor yow nga nekk jigéen loolu naka la mën a nekkee ak naka ngay def ci domaine boobu. waaw bëgg a nekk jigéen ju mën góor rek parce que c'est pas être femme ou être homme l'essentiel c'est de travailler et de s'en sortir pour man voilà. kon daal bu ma la déggee yow sa bët fi nga ko teg mooy ci Youssou Ndour. waaw il m'inspire beaucoup. voilà il m'inspire beaucoup. ak sa voix bu neex car macha allah ma dikkaat ci lan mooy sa secret. y a pas de secret hein pour man liggéey rek moo fi nekk. liggéey parce que musique pour def musique il faut être à jour. parce que musique day dox voilà y a les mises à jour yi ci nekk xam nga léppay avancé. du coup il faut travailler voilà comme ni ko père góor gi daal waxee rek. toujours travailler encore travailler beaucoup travailler donc. man liggéey rek moom solo. Khadija est-ce que kii amul ñeneen ñoo xamante ne ñoo nekk ci suuf ñi koy épauler di ko yëkkati ci kaw. foofu laa doon jëm ak moom parce que les jeunes. sànq dama wax toujours que tout à l'heure maa ngi koy laaj ne ko milieu showbiz nekk na loo xamante ni lu doy waar. lu yoon bi gudd loolu bëri xaaxaan. comment est-ce que tu fais je sais que tu n'es pas seul am na ñoo xamante ni ñu ngi sa ginnaaw. di la jàppale alors est-ce que mën nga wax ci loolu ñi lay épauler. waaw ñi may épaulé nag damay jël vraiment cant gi ngërëm gi teg ko ci loxo Serigne Saliou sànq maa ngi koy cité grand zal le maestro. vraiment kenn du moom ku ne xam na ni liggéey ak jigéen déjà c'est pas facile mais mu ngi fi démb mu ngi fi barki démb mu ngi fi tey donc kooku cant lee ngërëm li moom laay jël teg ko ci loxo parce que moom may boole ay nit. vraiment mu ngi sonn ci man vraiment Serigne Saliou bàyyu mama ak Fatima. dëgg du neex kenn du moom. Mbour mais également yaa ngi Thiès. alors les prestations comment ça se passe. voilà les prestations yombul parce que déjà. contrat la. waaw am na ay contrat am na yoo xamante ni voilà nit si da lay gis nga jouer fenn nit gis la. intéressé wu ci yow facilement. vu que man dama commencé woon nekk ci Fosco yi comme tout jeune talent di ci way chaque samedi ma xool ban école mooy jouer Fosco ma def le tout pour dem ba jouer ci même bu ma ci amul sax xaalis. loolu nag moo jur tey. Sacha war a jouer grand hôtel. Sacha di jouer restaurant Île de Gorée vraiment mu nekk ay prestations yu ma neex a neex. chemin bi nag des na mais ñu ngi teg ay affaires waaw. kàttanu yàlla. merci beaucoup chemin bi des na mais yéen a ngi ci. macha allah yàlla na yegg ak jàmm ak salaam. mais li nga xamante ni moom moo dox diggante Sacha ak li nga xam ne mooy li ko dab di célébrité bi siiw gi nga xam ne siiw na ko su génnee ñu naan Sacha di ko dàqee fii de gauche à droite gars yi di wax ci moom de gauche à droite lan lay def ci yow. waaw loolu sant yàlla parce que comme li may wax saa su nekk defaguñu dara. dañuy door a commencer. est-ce que nekkoo di ay non ah non du tout. waaw humilité dafa am solo ci doomu aadama. tey jii même bu ñu demee ba toll ci benn niveau bu ci musique duñu fàtte fi ñu jóge duñu fàtte aussi que ne ay doomu aadama lañu comme ñëpp. ki la bëgg nag amoo fayam li nga ko mën a fayee mooy yëg ko. mais du tax ñuy. non non pas ça surtout. est-ce que gars ñi sonalul la à 100% parce que dafa mel ni marié go wala da ngaa marié ba. non amagoo borom kër. kon gars yi sonal lañ la de. waaw mënu ci ñàkk mais ñu ngi koy gérer vraiment waaw ñu ngi koy gérer waaw. voilà keroog ci li nga xamante ni moom mooy nuit de l'internet bi mooy bi ñuy jaajëfal ñi nga xam ne ñooy icônes yi keroog Sacha ni nga ñëwee vraiment nekk na loo xamante ni depuis lors waa Thiès koo ci waxal mun la xale bu jigéen bu doon way am nañu ci xamul sa tur sax mais xale bu jigéen bi doon way ndax ni nga xam ne solo woon nga ko yaa ngi sol woon yére solo bu nice loo xamante ni gars yi yëpp vraiment bi nga commencé am na ñu doon lekk mais dañu ko bàyyi di la jàkk di la xool te ba léegi gars yi dañ lay xool di la chercher ni ngay solo lu ko waral.
waaw comme voilà dama mës a bëgg sañse am quand même dama mës a bëgg sañse du coup keroog dañu def lu simple rek lu yam rek daal di ñëw ci dîner de gala au Grand Sey Latir ma koy nuyu de passage borom kër gi dëgg du neex waaw dañoo def lu simple rek daal di ñëw waaw. est-ce que nekkul loo xamante ni lu lay gunge la pour lu lay accompagner la pour ngay mën a attirer attention gars yi ñu lay xool de gauche à droite. Ouais, artiste égale image, l'image compte beaucoup donc surtout jigéen. booy génn war nga mën a sañse war nga mën a waaw xool li la jàpp ba sol ko. c'est très important ça. quand c'est trop sexy. est-ce que du la andil benn genre réputation bu xaw a ñaaw. bon suñu xalaat lañ joxe parce que vous savez que au Sénégal moom li ñuy taxé artistes yi dafa xaw a doy waar. alors je veux dire que bu sexy ba mu ëpp xëy na yow doo ko gisee noonu peut-être pour satisfaire nit ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan quand c'est trop sexy est-ce que jàppoon ni mën na la andil benn réputation boo xamante ni daal day doy waar. Ouais, c'est très important la question elle est importante dans la mesure où comme sànq di ma ko waxee artiste égale image te image bi noo mën a def ba mu rafet rek war nga ko mën a def parce que les images restent tey jii Sacha mën na dem ba bàyyi musique wala carrière am ak jeex mais image yi dañ fiy des donc loolu incha allah nañ ci bàyyi xel bu baax a baax vu que dañu am kilifa aussi xam nga donc Mbour tey foo ne kër El Hadj Gorgui Wade doo réer par sama maam vraiment yal na yàlla yokk leeram donc loolu incha allah nañ ci gën a bàyyi xel waaw. mais bu fekkee ni nag loolu moom moo tax gars yi di la topp de gauche à droite naka ngay def nag bu fekkee xam nga am na koo gis rek day am lu ñu ko bëggee ñii voix bi lañ koy bëggee ñii yére yi muy sol lañ koy bëggee ñi doxin bi leneen ak leneen bu fekkee ni loolu moom mooy attiré gars yi naka ngay def. Bah, le plus important c'est de ñu jéem a équilibrer xool kenn mënut a satisfaire ñëpp nag dans la vie c'est pas possible du tout mais ñu jéem a équilibrer rek waaw mu daal di tolloo dëgg du neex. Chacha buy woy dafay ànd ak benn feeling. bët yeeg loxo yeeg kanam yeeg li fay dem. loolu lan la. waaw loolu day mën naa ne lu c'est ma nature en fait c'est ma nature ça me rappelle des souvenirs ba ma nekkee woon école primaire. à chaque fois su amoon lu ñuy def présentation tout ça prof bi dafa may wër ci classe bi pour que ma def ko. parce que depuis ma nekk xale dama mës a bëgg tout ce qui est art tout ça xam nga. waaw feeling beeg dooj moom xam naa ne ci yaram bi la. dëgg neex. feeling yooyu. comme dañ gis ne askan bi xamuñu la bu baax. est-ce que doo ñu xaw a won tuuti ci feeling yooyu. xam nga gars yi xaw a découvrir kan mooy Chacha. voilà comme ni ko doon defee noonu xam nga am na ñu bari ñoo xam ne seetaanuñ ko genre. non neexoon na naayisoon na. waaw ma jug def. ca mën na ne des na ci yow. ok fëleel fëlaale sànni. je rends le micro. mën na ne. ok voilà. waaw. jël temps. su ma fàttali ko ay mba ma nekkee xale. su ma gisaan ni Sundur wala Baba Maal mbaa Omar Pène ral gis cagit dama daan daw di daw ral gis cagit sama yaay di ma tee ma naan ko yaay Youssou Ndour mooy way ral gis cagit sama yaay di ma reeta doxal nan ma jaaxal nga maay mam boy naan mu rakk de sa saa yaaka bëgg wayante nekk fii di yuuxu sonal ñu man naan ko mam boy way bi may way dinaa la ci yóbbu bi ci laaj mam boy naan ma sa saa yaaka bëgg wayante nekk fii di yuuxu sonal man naan ko maam buy way bi may way dinaa la ci yóbbu biti laaye waaye yooyu noonu regard yeeg yu sew yooyu waaw waaye yooyu ci la bokku regard parce que communication la musique comme li naan wax juñu suukar la donc waa ma daal di toog donc communication la ba ci regard bi sa geste yi ngay def donc c'est très important tey jii scène pour man sama conception artiste bu yëg ci kaw scène du ñëw rek way dem sa yaram
say bët say lépp pour man dafa war a jouer le jeu. nga dégager tu vois pour man c'est très très important. bon vraiment c'est très important. si dafa war a am loo xamante ni da koy téye. ñi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan damay jël exemple ci ki nga xamante ni mooy Viviane. macha allah moom bu wootee mën naa ne nit ñi li tax ñu koy gën a seetaan si mooy sañse bi. ak feeling am donc loolu dama ko xaw a gis ci moom macha allah. voilà merci beaucoup Kadia comme ni nga ko waxee rek li nga xam ne yaa ngi koy def nii ni ngay yëngatu comme ni ma la wax sànq rek vraiment di la laaj loo bokk ak jaan amul problème mais lii nii da nga ko jàng wala da nga jékki-jékki gis ni rek war nga ko mën a dugal ci affaire yi mu neex nga dugal ko ci wala. non jànguma ko donc tey Sacha sax booy xool bu ma nekkee ci kaw scène su ma wàccee boo ma gisee ma toog tranquille sax da nga daan du man donc benn lu automatique la ci man loo xam ne bu ma yëgee ci kaw scène rek léppay dem daal yaa ma gën a xam. mais bu ñëwee ci yow rek ñëw na. bu ñëwee rek ñëw na su ma yëgee ci kaw scène rek ñëw na mais après su ma wàccee nag je redeviens moi-même voilà. alors est-ce que mën nañu xam inspiration bi fan lay jógee aussi. waaw inspiration moom mën na ñëw à tout moment des fois da ngay tëdd ba guddi yeewu mu ñëw des fois ci waxtaan ni mu ñëw donc à tout moment mën na ñëw mais man guddi nag laay gën a am inspiration waa la nuit waa. kon guddi gi moom moo nekk sa source d'inspiration. waaw guddi gi même su ma joué yul soirée d'habitude mën naa toog xam nga am lu ñëw sama xel ma ubbi sama bloc note je prends note ma bind parce que loolu moo indi dara aussi. waaw. est-ce que mën nañ xam fan nga tollagul par rapport ak li nga génneek yooyu noonu. waaw instant bi nag incha allah ñu ngi waajal génn benn morceau mooy Temps Boy nekk histoire boo xam ne maa ngi koy raconter ci morceau bi sama histoire d'amour entre man ak musique donc di ci raconter bi ma nekkee kër maam bu ma gisaan ay woykat lan laa doon réaction yi ma doon am am nga envie ñëw ci Temps Boy est-ce que duñ la bàyyi nga ñëw. waaw Temps Boy nag dafa nekk loo xamante ni dafa voilà ci xol la jóge te j'espère que ci xol lay jëm dina dugg ci xolu sénégalais yi ci kàttanu yàlla am dañ ci yaakaar parce que sama histoire la histoire directe du coup moo nekk projet bi nga xamante ni incha allah ci la ñuy sóobu waaw ci kàttanu yàlla waaw. est-ce que doon ci ñamal tuuti. waaw mooy fi ma ñëwoon sànq rek. foo dem ci duniya gis fa xale buy rêvé doon dara su màggee ñi président ñi commissaire ñi transitaire waaye man sama choice moo doon waykat di bégle fu ma toog di way ci kër gi lee ba ma nekke ndaw maam buy naan ma Sacha yaak bëgg wayantoo nekk fii di yuuxu sonal ñu man naan ko maam buy way bi may way dinaa la ci yóbbu béyti laaye. ndeysaan yàlla na ko yàlla defee noonu nga ko waxee. loolu mooy sa choix ci waaye ñun tam man ak Khadija li nga xam ne mooy sunu choix ci du leen lu dul nekk ay présentateurs. de haut niveau mbaa doo xeesal. déedéet. mbaa doo dem ba ci biir xam nga des fois. gars yi aar bi da leen di jay. siw xam nga li ñuy wax siw di jàmmi borom. di nga dem ba benn instant. xëy na xaalis bi dugg. gaa yi bardé nit ñi di la wër partout nga dem ba changer complètement c'est-à-dire xeesal fii mbaa loolu du la dal yow. ah non parce que comme ni may wax saa su nekk rek ma noirceur c'est mon identité tey jii bis bu ma ko changer rek dootul nekkati Sacha leneen lay doon. te j'ai envie de rester moi-même donc. voilà. kon jàpp nga ni dara mun la. non du tout. c'est mon identité. voilà. rêve boo doon diwoo tey ak benn artiste bu mag kat lay doon. Youssou Ndour direct. mais pourquoi le choix de Youssou Ndour. pourquoi. parce que comme ni ma ko waxee sànq il m'a beaucoup inspiré si je me rappelle bien bi may def seconde mooy en 2013. donc morceau Youssou Ndour Africa United dañ ma jëloon ma def ko version chorale suñu école instant boobu noonu y avait plein de monde suñu cérémonie officielle ma taxaw di ko way en chœur donc après vidéo boobu dañ ko defoon sur internet tu vois après j'ai eu beaucoup de commentaires et d'encouragement voilà du coup depuis boobu ba tey je me suis dit que peut-être il y a une connexion directe tu vois déjà bi ma nekkee xale comme ni ma ko waxee ci morceau bi à chaque fois su ma gisaan déggaan ay sonwam du coup dama daan daw di ko seetaani donc le hasard fait bien les choses et j'espère que un jour dinaa toog ak moom waxtaan. alors mu mel ni loolu marqué na la. vraiment est-ce que loolu mën nga ñu ci may tuuti rek.
man Aïssatou maa ngi woo bépp doomu Afrique ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk yéene sans frontière boole sunu am te liggéey waratuñu nangu kenn ñëw di ñu féewale wi Afrika mu jant bi fenkee waaw waratu ñooy mbokku jëmukaay bëccëg bi gaaw naay. donc loolu laa woyoon mais en version chorale. donc y avait ay élèves yu bëri yu nekkoon sama ginnaaw. ñu ko doon way mais c'était des moments formidables. bu Youssou Ndour bu góor amee Youssou Ndour bu jigéen am na. mën nañu jàpp ni kon moom mooy Youssou Ndour bu jigéen bi. voilà ndax am nga ay événements yoo xam ne ñu ngi sa kanam wala peut-être looy waajal. Inch'Allah déjà ce soir nii maa ngi Grand Hôtel de Thiès. Le 14 février maa ngi Île de Gorée. toujours à Thiès. donc pour l'instant loolu moo nekk programme bi aussi le 7 février. maa ngi préparé événement bu mag à Saly parce que Mbour laa dëkk aussi quoi qu'on puisse dire donc événement boo xam ne day nekk la nuit de la musique et de la mode ma ci liggéey ak samay mag ñoo xam ne ay stylistes la ñu ngi ci salon de coiffure yi donc événement la bu mag boo xam ne inch'Allah c'est pour le 7 février 2020 inch'Allah à Saly. voilà merci beaucoup ami internaute ñoo ko déggandoo mu nekk koo xamante ni vraiment ndaanaan la ni ñu ko gisee rek noonu la demee vraiment ñu koy jaajëfal bu baax a baax waaye itam di ko kontaanee amoon na mbégte ak contentement daal di koy dalal ci bile émission di wóoyu ci turu Thiès Bouge vraiment jàmbaar la ki nga xam ne moo nekkoon ci bu mu jokko bi moom mooy Fall Damel seq ko ak ki nga xam ne mooy Khadija gaa ñi naan c'est le duo de choc vraiment noonu la demee ñu xamee ko noonu ba tax na kon Khadija nga daal di joxe sa kàddu gu mujj rek. donc Fall maa ngi lay remercier bu baax l'émission tire à sa fin ñu dalaloon nag Chacha de son vrai nom Aïssatou Wade nekk nag chanteuse bu mag artiste bu mag macha allah donc mi ngi noonu comme ni ma koy waxee saa su ne rek Thiès Info saa su ne ak fu muy génn ak yéen ci ay programmes yu bees ci ay invités yu bees macha allah donc ñu ngi leen di jox dig daje très prochainement d'ici là portez-vous très bien Khadija Sall feggoo ci ki nga xamante ni mooy Fall Damel le duo de choc merci beaucoup et à très bientôt. nga def sa kàddu gu mujj. waa di sant di gërëm waa kër gi. dëgg lu neex waa Thiès Info. di leen sant yéen ñaar aussi di leen gërëm le duo de choc comme ni ko waxee. di sant le grand Sey Latir caméraman yi dëgg lu neex di sant waa kër gi. waa naan mbégte ak contentement la woon rek passé ak yéen moment yi nii kontaan naa sonal ngeen mu mais kontaan naa vraiment. waaw. waaw inch'Allah lu jot rek yomb inch'Allah. waaw naan leen d'ici là portez-vous bien merci beaucoup. ok merci beaucoup ba tax na kon mbokki askanu sunu gaal ñoo ko déggandoo loolu mooy li nga xam ni moom lañ leen indiloon ma koy faral di wax saa su nekk taxam dàq na neex saa su neexee rek fii la ci Thiès Info di ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy seetaan waaye itam di ko ñaanal ñi toog fii yëpp ma koy ñaanal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool te kenn gisu leen di cameraman yi ñu leen di bëgg bu baax a baax ku ci mel ni Adama ak suñu DG ñu ngi koy xaar bu baax a baax di ko béggee di ñaan jàmm ci ñëpp may sant tey gërëm Fa Fashion mi nga xam ne moo jaar fii di béggee bu baax a baax fans club Fall Damel du ma leen fàtte jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci man def ko ci ñun def ko ci yéen def ko ci askanu suñu gaal jaa ngeen jëf